ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor. baaraam buñ talal ab joxoñ la xam ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy rom yelwaan la suñu njiit yaa ñu dajale fii ndax xam ngeen lu tax du tuus ngir mun a jot ci ndimbal lii dong te dégg ngeen su njiit yi ñuy sant ak di gërëm ngir maande gu amul ab ci suñu tur ñun ñëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkut jagleel ko ñi ñu jox ndimbal lii xool leen su njiit yi koo ci gis mu ngi bég di layami suñ kanam di daagu mel ni ndimbal li seen ñaqi bopp la sabab. jërëjëf El Hadj Thierno Ndiaye Doss yal na ko yàlla yërëm yàlla yokkul leeram mbokk yi asalaamualeykum man Seydina Seck ma fas yéene ñëw ak yéen ci waxtaan je pense que ni li nga xamante moom la ñu dégg léegi mën naa camper débat bi mbokk mi fàttali tey seen émission nañu ko wax ñu koy amelee fii ci seen site di www.senegalactu.com wala ñu koy suivre ci seen chaîne YouTube di Sénégal Actu TV ngeen mën fa dem abonné mbokk yi tey waxtaan dafa nekk ñaari pàcc benn bi mi ngi nekk ci ndimbal mi nga xamante ni tey jii moom lañ ne moom la ñuy jox askanu Sénégal wala ñenn ci askan wi ngir bu ñu demee ba nga xamante ni tey toll nañ ci wàllum confinement wala ñi nga xam seen activité dafa taxaw wala ñu seen loxo jotul seen digg ginnaaw ñoo ci mën a bénéficier wu dinañ ci ñëw léegi. deuxième partie bi dafa nekk ci wàllum 12,500 francs CFA yi nga xamante moom la ñu wax ni moom la ñuy jagleel la diaspora sénégalaise wa illaa ñenn ñu ko yellool tamit dinañ ci ñëw bu njëkk bi yaakaar naa ni du ma ci sori lu bari parce que lu ñu ci war a wax yépp mon frère mon ami Pape Djibril Fall je pense que ni wax na ko ci émission jàkkaarloo ci TFM vendredi passé lu mu ci wax yëpp man loolu lay confirmer xanaa rek yokk ci scandale yoo xamante ne ñu ngi ko ciy dégg te askanu Sénégal yëpp di ko ñaawlu manque de transparence bi nga xamante ni moo ci am ak yëfu ngistal yi nga xamante ni moom moo lalu ci mbir mi mu nekk loo xamante dañ ko ñaawlu lu ñuy ñaawlu lay doon sénégalais dañoo bëgg gis leen ma bëgg puukare wax na dëgg da ngay gis kenn ku jënd 5 paquetu madaar xaw ma lan ñëw di ko joxe di nga woo photographie boo paree dugal ko ci Facebook boo paree jox ko say xarit ñu publier en fait dafa ñaaw loolu mënoo ci am yàlla parce que dañoo toll foo xam ne dañuy jël askan xiif loo leen ba ñu xiif bëgg leen a jox lu ñu lekk comme ça boo paree loo bëgg ñu topp la ci sénégalais yi dañoo yeewu léegi dafa am loo xamante ne loolu devoiru état la situation bu demee ba toll réew bu demee ba toll ci benn situation état bi lu mu daan korkoral ci nit ñeeg entreprise yeeg fisc yeeg impôt yeeg yëpp da koy jël delloo ko askan wi kon jàppale ni ceeb bi ñu leen jox seen alal la seen askan alal la du alalu ma kumba du alalu ma demba seen alal yéen dafa ñëwaat ci yéen te Sénégal tey jii mënuñ fi waxu confinement total am na ñoo xam ne tey bu ñu xëyee kànk xëy ñu kërti du ñu am lu ñu dugal ci biir kër gi on n'est pas un pays riche Sénégal il faut reconnaître que c'est un pays pauvre mënuñoo jël tollale suñu bopp ak France ba discours bu Emmanuel Macron jël le lendemain di gis Macky Sall def même discours xool leen discours Macron ba crise bi commencé ba léegi ak xool leen discours Macky Sall xool leen décision yi Macron di jël xool leen décision yu Macky Sall di jël xool leen déplacement yi nga xamante ni moom la Macron def xool leen déplacement yi nga xamante ni moom la Macky Sall di def bu dee nag dañ la jox réew mënoo ko yor ngay xool ci jeune boo xamante il n'a même pas 43 ans xam nga 42 ans nga bëgg a ñëw taxaw
nga kii tey lu mu def loolu lay def doole yemul askan wi it du benn donc loolu c'est très important ñu bàyyi ci xel je pense que ni leneen li nga xam moo gën a doy waar mooy le fait que kii di Mansour Faye di gérer mbir mi président am na loo xamante ne ku ñaan ku ndóbin rey sa maam foo gis lu ñuul da ngaa war a daw lu la daloon ci Aliou Sall pour man ba Sénégal di tuj ba sa mandat di jeexati lu jëm ci sa askan ak lu jëm ci sa famille dootu ñu yoreti lu jolli tarkatul ay ni ci mbirum Sénégal waaye nag coowal Petro-Tim bii dafa mel ni yeewu la nañu delloo askanu Sénégal lu ñu moom nañu delloo askanu Sénégal lu ñu mérité Sénégal tey mérité wuñ taxaw ñu naan leen fang di leen rangloo pour ay saaku ceeb ndimbal yi mënoon nañ ko def ci sutura ma sàmm du yëg ma demb du yëg parce que sa devoir la seen devoir la ngeen taxawu askan wi parce que yéen a arrêté seen activité njiit nag bu la gën a baax mooy bu la gën a yërëm askanam te naa la xamal dara say nitu parti ñi ngi def naka sul noonu si ndimbal li ñi ngi koy politiser ñi ngi jox seeni base nañu defar ay liste ne jox leen ko lu bon nag mooy dem ba ñaan ku bokkul ci APR doo jot ci ndimbal bi loolu danger la te loolu il faut nga bàyyi si xel président de la république artu yooyu ne laa bëggoon a wax ci première partie bi mu am beneen décision boo xam ne da nga ko jël nga ni di nga jël 12,5 milliards jagleel ko doomu Sénégal yi nga xamante ni dañoo nekk bitim réew te crise bi xaw leen a laal seen activité taxaw nekk na loo xam ne le fait que nga xalaat leen rek ñu ngi la ciy remercier mais xaalis boobu pour man Sénégal ñoo ko gënoon a soxla samay kàddu nag lay wax Sénégal ñoo gënoon a soxla 12 milliards yooyu mun nañ ci tabax lu bon 5 wala 6 hôpital mën na dooleel ay centre de santé mën nañ ci tabax ay poste de santé mën na taxawu suñu jàmbaar yi nga xamante ñoo nekk tey ci hôpitaux yi di traiter les malades ñi di jël ay analyse je pense que ni ñoo gën a soxla woon xaalis bi ci gàttal ci tënk Sénégal ñoo gënoon a soxla xaalis bi que la diaspora sénégalaise nga ñëw ñu la jox benn 300 euros benn supermarché ngay dugg fa mu jeex ce peuple mi ngi souffrir donc ndimbal boobu Sénégal ñoo ko gënoon a soxla parce que tey jii diaspora bi am nañ solidarité boo xam tey lii di yenn association yi ak ay daayira ñi ngi dajale yu ñu am yëpp ñi ngi jël seen kees yi di ci taxawu ñenn ñi nga xamante ne seen activité dafa taxaw ñi ngi leen defal ay courses Sénégalais fu mu nekk day dimbali moromam ñi ngi dimbalante ci suñu biir donc xaalis boobu division lay gën a indi ci diaspora bi ndax dinaa ñëw tegaleen ay audio yoo xamante ne da nga koy dégg déjà nit ñi ngi taxaw naan woy jël leen seen carte d'identité ngeen jox ma ko ma yóbbu ko ci consulat bi loolu Paris la xewee te dinaa leen tegal audio bi léegi ngeen déglu ko il faut que tey jii bii ma dama ciy interpeller kii di le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur muy Amadou Ba mu jéem a recadrer le débat c'est pas les consuls et les consulats ñoom ñooy gérer fonds d'aide bi non c'est pas eux moo tax Pape Abdoulaye Seck damay saluer décision bi keroog bu mbir mi xew dafa def benn audio WhatsApp partagé ko toute l'Italie Sénégal nekk Italie yëpp ñu ngi koy dégg les ambassadeurs ñoom ñooy gérer lii yoonu politicien nekku ci yoonu consul nekku ci donc Amadou Diallo jugal nga wax nga recadrer militants yi nga ne leen carrément yow gérer woo ko jëlal ses responsabilités ñi ngi lay dégg ci ay scandale te loolu rafetul ci sa der bàyyi leen militants yi ngeen di favoriser ñëpp ay sénégalais lañ bu ngeen jiitee da ngeen war a jiite l'ensemble des sénégalais warul am ethnique warul am appartenance politique loolu mooy dëgg ñun loolu la ñuy soxla ci yéen parce que noonu la njiit war a mën a doxalee moo tax xaalis bii nii division lay gën a indi ci diaspora bi rayante lay indi ci diaspora bi day wane it gars yi dañoo sonn dañoo xiif te loolu mënoon na see ñàkk nañu jël xaalis bi delloo ko Sénégal ndax ñooyu ñoo ko soxla ñaata famille tey ñooy toog bu duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan saaku ceeb ak 10 litres diwlin lan la mën ku ci dund 10 jours ba pare commencé souffrir en plus ñu ngi naan couvre-feu bi ñi ngi xalaat est-ce que duñ ko def 18h ba 7h du matin ana góorgóorlu yi tey lu ñuy def ana góorgóorlu lu ñuy def weeru koor bi ñu ngi koy jubi dina métti trop dina tar dafa am foo xam ne bu ñu fa tolloo
dañoo war a informer dinaa ñëw tegale na quelques audio WhatsApp ngeen dégg Sénégalais yi nga xam ñoom ñoo nekk Brésil nuñ may interpeller ñu nekk Espagne Italie nuñ may interpeller ak femmes yi nga xamante dañoo nekk biir Paris bëgg a récupérer ay carte d'identité naan nañ koy yóbbu si consulat ba loolu tamit dama ne c'est pas normal te dinaa si tegale audio yi ngeen déglu ñëpp ñu déglu ndoor ko après ñu ñëwaat. Seydina maa ngi lay jaare ça va lu bees yaa ngi si jàmm waaw Seydina ñun affaire yi waa Brésil ba tey ñun ndaw si waxul dara xamuñ ci suñu xaalis ñëw na wala ñëw dégg naa ñu naan ñëw na ak ñëwut te ndaw si waxul dara quoi mi ngi ne miix waaw dama bëgg nag bu mardee yow da nga bëgg may jël ma expliqué la wala dama lay envoyé vidéo gars yi lii réclamé fii nga tasaare ko léegi lu si am rek nga def ma signe wala boo amee temps nga woo ma expliqué la maa ngi lay jaar wér di jégal. waaw colonel gis nga de moom kay ndaw c'est une femme ah xaw ma Seynabou si xaw ma mais moom mel na respecte personne ah moom vraiment da nga koy woo sax mu appel quoi moom daal fëyam la jël rek yónni donc tey jii nee nañu xaw ma plateforme bi xaw ma lan expliqué ko kii da ngay inscrit ci plateforme bi mais j'ai compris que doon teg seen système rek ñoom ñooy tànn après ñu mu leen neex ils vont en donner à quelques-uns et puis voilà quoi après ñu dagg ñu coog moo ni bi quoi. waaw de toute manière moi je pense que c'est même pas la peine sax wax naa ko man moom binduwuma moom j'en ai pas besoin ce sera des miettes yaaxadar la rek quoi man moom wax naa leen ko moom al ñu ngi noonu rek quoi. assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh man la Khady Thiam maa fi jaaratoon di nuyu Samba Sakho ne mi nuyu mi salminima nankuñu naqanta Mariam Sy Aïssata Sy Gaye salminima no feewi juurima samini kala jipputoɗo e panel pour dugol fere pour ne leen affaire xaalis bi ñu waxoon 12 milliards 500 yi président jagleel diaspora yi yaakaar naa France si flic vendredi dinañ jot seen dinañu commencé mais nag comme dañoo war a génnee benn site bi nga xamante ne nit ñi fa la ñuy inscrire mais dañu doon xool tamit ñi ngi doon xoolaat ñoom naka la ñuy reformer affaire bi parce que dañoo waxoon ne ko amul kayit moo ci bokk ak ki nga xamante ne am nga ku jógee Sénégal nga xamante ne Sénégal la jóge bu dëkku fi bloqué fi pour affaire bi mënul dellu ak tamit ñi nga xamante ne waaw ñi jóge Sénégal bloqué fi ñoom tamit bokk nañ ci ak ñi nga xamante ne tamit wax dëgg yàlla ñi ngi nekk ci ay retraité nekk ci foyer yi nekk fii jóge Sénégal pour ñëw faju ci ñoom bokk nañ ci waaw ne woon nañu nag képp kuy bénéficier yor carte séjour bu yor nationalité ngay bénéficier wu ay yor ou bien yor récépissé sax am nga droit ci France am nga droit bénéficier bu système social bu France ne woon nañu ñooñu bokkuñu mais ñi ngi xoolaat yeneen réforme nañ ko defee ba am ñi nga xamante ne xëy na dinañ ci bokkaat mais loolu jéggaguma ko donc sànq ba tey man woote naa am naa ci ay renseignement tuuti mais li ma gënoon a bëgg mooy nañu organiser wu képp ki nga xamante ne yaa ngi ci panel bi te yor nga groupe bi nga xamante ne dugal nga leen nga sensibiliser groupe boobu nga waxanteeg ñoom comme ça nga xool ña ci yorul këyit ñi organiser seen i biir ñi defar seen i këyit carte ñi photocopier seen identité ñi bind seen numéro téléphone te il faut ñu am compte banque comme léegi confinement la nit ñi dañuy génn xam naa ci compte banque borom lañ koy kii des nag xamuñu yan këyit la ñuy laajtewaat bu ñu laajtee këyit yooyu dinañu seet ku maîtriser wul tamit internet te ngeen di xool seen doom yëpp jàng nañu. man la Pape Ablaye Seck ambassadeur Sénégal fii ci Italie mbokk Sénégal yi nekk Italie mbokk Sénégal yi nga xam ni Italie la ñu dëkk te jamono yi nekkuñu fi nekk ci beneen réew yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant balaa maa yëkkati li ma war a jëkk a def te di ko def mooy masawu leen coono jaale leen ñii fi jóge te ñu bokk ko ñun ñëpp di ñaan suñu borom xare leen ci àjjana yéen la xam ngeen ñëpp ni président de la république son excellence monsieur Macky Sall dafa bëgg dimbali waa diaspora ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu am te mu law ci àddina yëpp xaalis bu jëkk ci ndimbal bi ñëw na kon war lañ leen ko wax ba noppi wax leen naka la ñuy defe mbir mi
li ñu jàpp mooy ñu jëkk ñoo xam ni danañ seet ñu leen dimbalee mooy ñi nga xam ni dafa am ku wàññeeku ci seen njaboot ñooñu dinañ leen jox €200 ba noppi. jërëjëf son excellence Pape Abdoulaye Seck ci moom moo daaneel léegi parce que nii laa doon wax léegi nii am na foo xam bu ñu fa tolloo ku nekk da nga war a jël ses responsabilités loolu dafa tax nag kii di El Hadj Maguette Seye nga xamante moom mooy ambassadeur du Sénégal à Paris en France kooku dafa war a génn taxaw wax moom moo war a mën a yemale magu yi nga xamante ñu ngi koy waajal ci biir consulat ba donc nag génnal nga wax sénégalais yi nga xam yaa leen jiite ci fii ci France nga wax leen situation fu mu toll lan moo ñëw ak nan lañ ko yan anam lañ ko war a séddale ak ñan ñoo ci war a bénéficier wu gannaaw ba luy am na ba pare lu ñu gën a la may xaalis bi bañ a jóge Sénégal ndax waa Sénégal ñoo ko gën a soxla ñëw na nag du ñu nangu benn récupération politique du ñu nangu benn séddale politique loolu il faut mu leer te yow monsieur l'ambassadeur yow yaa war a jël ses responsabilités le ministre génn na wax na ambassades yi ñoom ñooy gérer fonds bi donc nag lu ñuy soxla mooy gestion ci transparence la ñuy soxla il faut nga wax leen ni am na benn site boo xam ne taxawal nañ ko force Covid 19 diaspora.gouv loolu il faut que Sénégalais yi dem foofu mais pas ay ci ay consulat la ñuy dajal di fa yóbbu ay carte d'identité loolu en fait dafa yenuwul maanaa sax nañu bàyyi xel ci loolu Sénégal balaa ñu leen dégg seen coow séddale jot séddale rek la ñuy war a mën a dégg coow Sénégalais te lii yéen a ko cherché mënoon naa ñàkk mënoon nañoo bañ a wax ay aide à la diaspora ay 400 € lañ lay jox ñi ci deele yeneen ñi ku ci feebar xam nga 500 € d'accord am na sax ñoo xamante ne mën nañ loolu pour man consulat yi sax am nañ benn fonds d'aide sociale boo xamante ne pour loolu la taxawu sénégalais yi toll ci jafe-jafe ana fonds boobu tey ji ku daan dekk liggéey yàlla daan na yaa ngi denc as tuut sénégalais day métti rek mais duñu torox jamais rawatina ñuy torox bitim réew jamais association yaa ngi fi di jàppale nit ñi daayira yaa ngi fi di jàppale nit ñi nit ñu baax fa yaa ngi fi di jàppale nit ñi maa leen gërëm na bu baax di leen sant delluwaat di interpeller le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur parfois di scandale yi nga xam ñu ngi xew ci diaspora bi ci biir consulat yi ci àdduna bi yëpp na jug taxaw wax ci mel lu ñu mel wa illaa Moïse Sarr taxaw génn wax ci consul yi commencé nañ di def naka sulul noonu maa ngi alerté encore une fois di ngeen ne waxati naa mais maa ngi alerté ay scandale ñi ngi des scandales rampants ñi ngi am bàyyi leen xel bu baax ci lu ñu leen wax di leen gërëm encore une fois di leen sant bu baax di masawu coono askanu Sénégal di jaale doomu Sénégal yi nga xamante aussi dañoo ñàkk seen bakkan ci jàngoro bi nga xam ne moom la ñuy xeex dellu di leen wax naan leen nag faatu ci du gàcce dafa da ngay dégg ñu ne diw faatu na ci corona ñu ne non dafa cancer wala dara non dee ci corona du gàcce dee la comme dee yëpp dee la comme ci ku dee ci cardiaque dee la comme ku dee ci cancer kenn mënu cee mucc mën nga jël ses précautions yu war yëpp nga génn lu ndaw wàllu la ko est-ce que sa càggante la déedéet du loolu bu ñu ci am gàcce deegu bon mooy ñu fekk la nga dee ci naka sudul noonu nga sàcc ñu dóor la ba nga dee wala ñu fekk la ci mbirum góor jigéen ñu dóor la ci ba nga dee wala leneen loolooy gàcce ku ci dee say mbokk na siggi bu leen am gàcce loolu il faut que sénégalais yi bàyyi pourquoi ñu bëgg bu ñu bëgg tey jii ne yàlla ñeneen ñi la war a rey ñun sa waru rey sénégalais ci corona pour lan des milliers et des milliers yuy dee ci feebar gënuñu leen notre Pape Diouf national mu ci dee gënuñu ko te ñëpp bind nañ ko mais sénégalais buñ ko bindee mu yaakaar ni rey nañ ko ñaari yoon wala rey nañ ko ñetti yoon maa ngi leen gërëm bu baax mbokk yi di leen sant
di jéggalu ci kàddu yi bu ci amee lu ci jubadi ci xam ne ci mal la ndax nit matul lu ci jub nag suñu borom la di gërëm diaspora bi yëpp di gërëm waa Sénégal yëpp di ñaanal yàlla feebar bi yàlla na fa jóge yàlla na ñëpp delluwaat seen activité yàlla na yàlla dolli jàmm ndax koor gi ñuy jub si aussi occasion la ñuy ñaan ngir yàlla gaaw ñu teggal mbas mi le jërë ngeen jëf nag di leen gërëm di leen sant Seydina Seck doon jàkkaarloo ak yéen fii ci senegalactu.com jërë ngeen jëf. baaraam buñ talal ab joxoñ la xam ngeen loolu. ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor.